Salut téléspectateurs et internautes de l'NJMO TV, très heureuse et ravie de vous présenter encore une fois votre émission phare Style de vie. Tey jii nag dama am benn invité boo xamante ne nii elle est très spéciale de par ses tenues, de par son corps vestimentaire. Je vais rien de faire d'autre que de la laisser se présenter. Vraiment, comment vous allez? Ça va bien, alhamdulillah. yaa ngi ci jàmm bu baax. Alhamdulillah. Présenté wul. Salaamaaleykum mbokki internet yi man la Maram Diakhaté ñu gën ma xam ci Rema Dressing jeune fille bu am 24 ans nekk di entreprendre di jaay ay tenues hijab et tout maa ngi dëkk ba Moussantes. Comme vous l'avez si bien entendu, elle l'a si bien dit, elle est une jeune fille de 24 ans qui a choisi d'entreprendre, d'avoir quelque chose boo xamante ne ni moom moo ko créer boppam. Fan la idée bi dawee fan nga amee idée bi. Idée bi maa ngi ko amee ci que dama doon nekk di muuru tout le temps su may jàngi et tout ñu naan ma que sa muuru bi dafa rafet parfois aussi su may jàngi sama mag comme tailleur la mu may ñawal yenn tenue yi nit yi di apprécier aussi am ñoo xam dama leen di boole ak moom mu leen di ñawal et tout si loolu la ma dikkee ma commencé di jaay ay koor jot ma commencé di jaay ay col ak yooyu nit yi commencé ko bëgg. ma ne pourquoi pas aussi tamit comme sama mag mu ngi ci mode bi nekk di tailleur ak yooyu ma dugg ci commencé di ñaw loo xam c'est publiquement belle que nit buy muuru voilé wu mën na ko sol nit bu dul voilé wu aussi mën na ko sol parce que am na ñoo xam ne du ñu voilé mais dañuy bëgg ci tenue yoo xam ne nii dina habillé dina correct en plus. C'est très bien ñu gis que ni tu as bien dit que à 24 ans nga am et que bien avant commencé nga dugg ci li nga xamante ne nii moo ni mode yaakaaroo ni que ku am 24 ans wala au moins instant bii nii mu ngi ko war a fekk université wala mu nekk di jàng est-ce que yaakaar entreprendre tel na ci yow. non parce que comme ñu ngi Sénégal te dañuy dégg que jeunes yi dañuy naan duñu am liggéey duñu am loolu mën nga entamer benn formation après le bac. nga commencé ko début formation bi dinañ la jàngal affaire de marketing ak yooyu noonu soo demee sa kër aussi sa xel dina la yee ci marketing bi ñuy wax ak yooyu yëpp parfois aussi da ngay dégg sa prof naan la que bul toog di xaar état ak yooyu noonu mën nga commencé ndànk même mais pas nga bàyyi sa jàng ak yooyu nga commencé ndànk di entreprendre parce que soo mën nga dem ba benn moment boo xam ne nii genre pare nga sa étude te doo am liggéey day nekk perte boo xam ne depuis élémentaire ba tey yaa ngi koy poursuivre si rien. Est-ce que cela veut dire que da nga jaar ci formation. waaw. Ban formation. UMD. Université des métiers du développement. D'accord. mu ngi côté Parcelles foofu la nekk. D'accord. Comme vous l'avez si bien entendu nee na dafa def formation jàng ba am bagam def formation elle a préféré entreprendre plutôt que d'attendre l'État gisoo que ni instant bii nii xale jigéen ñi dañoo war a entreprendre seen bopp puisque ñu ngi ci mois de mars mois de la femme gisoo que ni xale jigéen ñi dañoo war a wàññi ni ñu koy woowee mbaraan entre guillemets bi di entreprendre di liggéeyal seen bopp. gis naa ko bu baax si benn côté boo xam ne. bu nekkee da ngay entreprendre góor su la ñëwee si yow puisque jigéen nga nit góor aussi day ñëw yor xolam di bëgg et tout mën na ñëw si yow wax la dara mais fekk na la si liggéey tey jii boo leen commencé woon relation doo yaakaar si moom bu la joxee baax na bu la joxul baax na aussi su la woowul ba mu message la sax du la metti parce que yow entreprendre bi bu mu nga def sa xol ba pare waaw côté boobu aussi c'est positif beneen bi tamit dina tax nga gën a avancer sa vie soo demee ba aussi am jëkkër mën nga dem ba yéen ñaar da ngeen di waxtaan si loolu yëpp nga dem mu lay jàppale ngeen di jàppalante seen ñaar ñëpp kenn du si perte. da nga nekk soo nekkee di entreprendre amal sa bopp sa liggéey wala amal sa bopp sa métier góor bu la message wala bu la woowul du la métti est-ce que cela veut dire que ni tant que yaa ngi liggéey rek soxla woo góor ci sa life. non pas loolu exact parce que jigéen kese la góor kese la aussi. soxla nga ko moom soxla na la te mën nga toll ci benn âge boo xam ne tamit war nga mën a am jëkkër wala nga nekk ci au moins relation bu normal mais mën nga tase ak góor boo xam ne nii genre bi ngay dugg ci moom pour yow dina la respecter dina la teg fi mu la war a teg mais tel n'est pas le cas léegi yow su ci loolu amul moom su la tegul fi mu la war a teg yow doo am beneen temps boo xam ne da nga koy jël di ko sacrifier ci moom temps bi nga doon métti lu ci moom di nga tourner ci leneen di nga am beneen occupation daal boo doon def par exemple. D'accord, revenons à nos moutons. Sa vente en ligne bi nan nga koy doxalee.
via WhatsApp Instagram ak sama xarit yi nga xam ne lu ma dugal aussi ñu partagé soo dugalee sax ñoom ñoo lay njëkk a wax que envoyé ma mu partagé la te nit buy entreprendre aussi soxla na ay xarit yoo xam ne lu mu dugal ñu partagé parce que day dem ba yow contact yi nga am dinañ miin sa partage dinañ miin sa statut ak yooyu noonu da ngay soxla yeneen nit yoo xam ne par exemple bu ko sa benn xarit partagé dina gën a dem. lan mooy sa complicité ak say amis ba ñu war mën di la jël à chaque fois boo dugalee benn produit wala benn tenue ñu jël ko partagé ko. am na ci koo xam ne moom dafa spécial Mafita lañ koy wax léegi moom affaire de moom aussi dafa bëgg affaire de mode sañse affaire yooyu noonu hijab la en plus dafay stylé léegi moom su ma dugalee rek day kontaan danaan lii rafet na dama koy jënd affaire yooyu noonu. su ma amul sax xaaral ma partagé la ci saa si ma partagé ko mu envoyé ak keneen koo xam ne Aïcha la tudd ak sama benn cousine ak ñeneen daal bari nañ mënuma lire ñëpp parce que ñoom ñëpp a baax te man parfois message yi day bari du ma répondre wala dara mais dañuy comprendre buñ la soxlaa dañ lay woo si saa si woo la wax la lii laa soxla lii patati et tout. nan nga gisee xale jigéen yi nga xamante ni nii hijab léegi wala muuru dañ ko def tendance dañuy muuru teg seen jean wala ñu muuru teg seen body boo xamante ne nii seen ay loxo ñu ngi ci suuf loolu est-ce que ànd na ak muuru. loolu gisuma ne ànd na ak muuru parce que man auparavant daan naa ko def mais dama xamul woon peut-être moom moo tax daan naa sol tubéy du ma ne bàyyi naa tubéy ba say sax mais ak ni ma koy solee par exemple su ma solee tubéy ma boole ko ak body boo xam dafa wàcc ma muuru ko rek normal ku ma gis xam ne kii nii si voie bii la nekk mais mënoo muuru ba pare sa corps di feeñ nga sol tubéy boole ko body crop top ak loolu àndul. am na ñoo xam ne aussi dañuy gis nit def ko mu rafet ñu bëgg deux yëpp ñu boole ko alors que du noonu mën nga boole ñaar yëpp léegi moo sañsee hijab mettiwul parce que yaa ngi ci gis Instagram bi WhatsApp bi et tout mën nga copier lu rafet am na ñoo xam dañoo stylé et tout di def lu nice nga toppandoo ko loolu moom rafetlu ma ko vraiment. mais tu reconnais que ni am na ñoo xamante ne dañuy laqatu ci ginnaaw muuru bi. genre bu ñu leen gisee ñu muuru ñu teg leen nit ñoo xamante ni nii dañoo yiw alors que ni ñoo keneen ak keneen ñoo yem ñu ngi def loo xamante ni c'est pire que ni ki nga xamante ne ni mu ngi solo gàtt defu ko est-ce que muuru tamit war na mën a définir la personne. non lool duma ko wax. parce que man gis naa ñoo xam ne samay xarit lañ du ñëpp ñoom ñooy muuru am na ñoo xam ne muuruwuñu te damay am ak ñoom relation yu normal dañuy waxtaan ci lu bari ñoom ñoo may ëpp xel sax ci yenn waxtaan yi wala ci côté diine wala ci côté dara genre bu ñu la waxee dara danga naan pourquoi yow muuruwoo te sa xol bi dafa rafet yow yaa ngi nii da nga correct ci yiw normal yiw ci habillement la peut-être benn côté mais aussi ci xol la. ci xol la je veux dire que ci xol la du question que ku muuru rek moom moo normal wala moom moo baax. je comprends parfaitement fi nga bëgg a waxee ci muuru boobu noonu rek damay jaaraale nuyuwaale ci sama caméra woman yi nga xamante ne nii ñoo ngi ci biir kër gi macha allah ñoo ngi seen muuru dama koy xool damay am envie muuru genre tàkko yi ak aja yi nga xamante ne macha allah muuru bu rafet la ñuy muuru bu yiw la ñuy muuru ñi nga xamante ne nii duñu muuru sama genre gi lan nga leen di wax. vraiment man parfois dafay am sama xarit yoo xam ne dañuy sol dara ma bëgg leen a wàññi pas wàññi sax mais dina am nu ma leen ko waxee daal dañuy muuru par exemple essayer def muuru wala dara man la yow xoolal soo muuru woon ni ngay rafetee affaire yooyu xaw la cokkaas am ci ñoo xam ne ci noonu lañ ci duggee ku mel ni nday associis noonu la duggee ci muuru chaque jour idole la may wax amul benn jour bu muy tëbal dugaloo statut ma apprécier ne ko idole bañ na ko ba statut am fu mu ko dugalee ma apprécier parce que damay bëgg xolam di si nekk chaque fois boo gisee sa xarit boo xam ne muuruwul war nga ko mën a yedd benn côté mu muuru et tout comme yow bii nii mais garaawul xam naa xol bi rafet na nice na trop mais bu la si dara dugal loo xam ni genre da nga gis ma def ko mu rafet moom moo tax da ngay toog ba sa xol may la ko ak sa xel may la ko nga doog koy def comme ça soo koy def amour lay doon ci yow. looy jënd tamit loo xam ne habillement la col la wala dara. boo ko defee da ngay free da ngay nice foo dem doo gêné woo. mais soo ko defee ndax man dama muuru mu rafet soo demee ci benn milieu mën nga complexe rek nit yi kii dafa muuru nga rus et tout amul sens pour moi. mais je reconnais aussi que ni am na ñoo xamante ne nii dañuy bëgg muuru mais nit yi dañ leen wax que ni muuraay jàpp la. waaw am na ñu naan la sax muuraay da lay màggetloo xale góor yi bëgguñu ñu muuru et tout. di la wax loolu noonu waaw c'est juste que seen opinion la parce que
fii nii di nga gis koo xam ne lii lay bëgg kii bëgg leneen di nga gis ñoo xam ne dañ naan la soo muuroo du la jàpp ak yow ni nga mel del sol lu gàtt del lii del laa alors que pour man du loolu. nit ki lu mu bëgg da nga ko ciy encourage su ñëwee ne la dama bëgg a muuru ne ko ah muuru kat xoola essayel mu def nga ni ko rafet na jàpp na la yow si sa xol xam nga ni muuru mooy li yoon. conseiller ko si loolu même yow soo muuruwul moom bëgg-bëggam la dem na ba décider bàyyi ko mu def loolu mais bul ko wàññi si côté que muuru jàpp la wala dara. yow aussi yow mi dem ba bëgg na la jaral engagement boo xam ne genre bul déglu koo xam ne nii xam nga ni soo demee si moom tey jii nii dala naan bul muuru parce que boo doon ànd ak sa xarit tey jii nii yow muuruwul ngeen a ànd di dem ci ay soirée peut-être wala ngeen dem resto tam ngeen boo leen dem resto sol lu gàtt wala dara. soo leen demee soo muuroo moom muuruwul moom dafay gêné wu parce que yéen a daan ànd di snap di def lépp moom dafay gêné wu parce que su doo setu sax nit yi dinañ ne ko yow sa xarit baa ngi muuru doo am jom nga muuru carrément loolu lañ lay wax. on reconnaît que aussi l'habit ne fait pas le moine. nit ki mën na muuru safaanu nit ki mën na ñàkk ba ñu muuru tamit tegu ci yoon bi nga xamante ne nii moo di yoonu siraatal mustaqiim. le plus important rek mooy na nga am xol boo xamante ne nii set na sell na koo gis yéene nga ko lu baax te koo gis def nga ko aussi comme sa bopp. ñu gis que ni xale yu jigéen ñi génération bi suñu génération bi nii daf ci am ñoo xamante ne nii dañoo doy waar lu bare gis nañ li nga xamante ne nii moo fi jot a xew ci réseaux sociaux yi le motif yi nga xamante ne xale yu jigéen ñi ñu ngi koy def ak vidéo yi nga xamante ni amatuñu pudeur dafa mel ni amatuñu royukaay. bari na torop man damay tiit sax parfois damay tiit torop parce que su ma gisee sama moroomu jigéen genre di filmer boppam di wane nit ki neen ñi daf may jaaxal de trop dama naan kii nii nan lay wax waa koñ ba dañ koy waxee noonu lan lay wax waa koñ ba parce que man déjà su ma dama gaaw a rus ba nga xam ne su ma nit yuuxoo si ay nit sax damay jooy wala dama gaaw a jooy wala daf may wàññi dama bëgg a génnaat sax si kër gi léegi yow nga def loo xam ne dafa graaw nga filmer sa bopp wane ko si réseaux sociaux wane sa nudité yëpp wane lépp soo génnee nit yi lan lañ la war a xoolee sa yaay yow sax peut-être yow du la metti parce que am na ñoo xam dañoo am fit mais sa yaay parfois am na gis naa ci ñoo xam ne seen yaay yi dañuy toog mu metti leen ñu souffrir ñu mel ne ñoom seen doom yi li ñuy def neexu leen carrément mais duñ ci mën dara parce que seen doom yi ñoo jëlal seen yoonu bopp mais ñoom duñ est-ce que d'une part aussi suñu parents yi xaw ñu fayal ci éducation yenn jeunes yi lay wax parce que ñi doon baax ñu ngi baax ba tey ñiy bon tamit ñu ngi continuer di bon mais parents yi nga xamante ni nii ñu ngi yar ba léegi on reconnaît que ne dëkk bi dafa metti jamono dafa metti parent bu ci nekk yaa ngi daw guddeeg bëccëg suba ngoon pour loo xamante ne nii yaa ngi koy jox sa njaboot est-ce que loolu cause la bu war a mën a tax wala dérive la bu war a mën a tax yow amoo éducation bu war bi ngay jox sa doom. non loolu du ma ne lu baax la parce que bu nekkee yow xale nga ngay gis sa yaay chaque jour bu ngi ci situation boo xam ne neexul ngay dem di defi loo xam ne nii genre bu ko xëyee yëg ko daf koy metti mën na xëy gagné benn 1000 francs nga def lu ko metti bu xëyee jour boobu noonu du liggéey parce que def nga ko loo xam ne si xolam moom kese moo ko mën a toog di ko mettre lu wala mu koy jooy parce que fii kenn du la fi jooyal ku dul sa yaay ak sa papa parfois sa frère sax mën na la bañ a teg fi nga xam ne moo ci war mais yaay dafa nekk loo xam ne lu sori la lim lay jooyal kenn du la ko jooyal. gis nañ ko aussi nit ki mën na yar doomam ci biir këram jox ko éducation bi nga xamante nii moo war teg ko ci yoonu julli ngor diine fulla ak fayda même bu génn ci biti te seeg koo xamante ne nii dafa safaanu mu boole ko yóbbaale ko ci yoon bu bon bi nga xamante ni moo nekk kooku noonu ñu yar dafa amul wéeru waay wala dafa ñàkk a xam ay valeur am. loolu maa ngi ko mën a tuddee complexe parce que complexe weesuwul nga nekk ci famille boo xam ne dañ la yar bu normal yar bu correct di la wax lu baax chaque jour nga génn gis koo xam ne mi ngi ak beneen jikkoom yow jéemoo liñ la jàngal yow nga jéem ko instruire moom lu bon li mu xam moom mu jéem la koo dugal ci yow dama naan foofu perte nga parce que moom moo jël lu bon li dugal ko ci yow jëloo sa lu baax dugal ko ci moom yow nga jël sa lu baax denc ko utiliser woo ko kon amul sens parfois parents yi dañuy yar bu baax dañuy wax di insister et tout mais am na ñoo xam ne mënoo leen dara parce que dañuy tëx en plus magum jëmm bu nee la damay jàngi école xamoo lu mu mën a def li mu bu ñëwee ci kër gi li mu mën a def loolu rek nga mën a gis mais bu jàngee mënoo gis dara moo ngi ak téléphone am 24 heures sur 24 déjà dafay codé WhatsApp am Instagram am fépp daf koy codé loo ko mënal kooku lu mu def lan nga siy xam lu dul di seetlu ak li la nit yi di wax parfois nga gëm parfois doo gëm. kon yow est-ce que gisoo ni yenn réseaux sociaux yi moo tax suñu parents yi amatuñu accès si ñun wala suñu parents yi yar bi ñu war a yar ñun yaruñu ñu ko.
réseaux sociaux aussi joué na ci benn rôle de joué na ci benn rôle boo xam ne bu négatif comme bu positif ñaari rôle laay wax bu positif ak bu négatif. parce que ci àdduna lañ nekk loo ne boo nee gauche di nga ne droite boo nee positif di nga ne négatif lépp loo gis ci àdduna am na lu positif ak lu négatif. jusque da ngay jël lu positif li nga jéem ko def ci sa bopp lu négatif li nga jéem ko génne aussi. parce que doo ne ma dañoo nekk 21e siècle doo ne ma doo utiliser WhatsApp wala yeneen réseaux sociaux yi parce que boo ko utiliser wul mën nga bañ a xam li xew ci àdduna bi te loolu kon amul sens que ngay dox xamoo li xew. est-ce que xale bi nga xamante ne nii moom dafay jàng. mu ngi nekk CM je peux dire. est-ce que kooku soxlawul avoir plus d'informations sur ses études que d'informations sur le monde nga xamante ne nii amanul ko benn njariñ. non loolu soxla na benn côté soxla na loolu noonu parce que parfois mën nga nekk CM mais dañ lay poser ay questions yoo xam ne dafay nekk actualité wala dara parce que monde bi moom mooy doxee noonu léegi mais ñun dañoo ëppal dañuy jox téléphone pour ñu jàng ci benn côté mais dañuy déraper nekk ci leneen loolu rek la mais je pense que téléphone yàkkalul kenn dara. mën nga ci nekk mais da ngay xam noo koy utiliser. boo xam ne da nga koy teg ci kër gi uniquement c'est spécialisé pour ay recherche am yi nga xamante ne nii daf koy def ci li ñu koy laaj école. non loolu je suis d'accord parce que am na parents yoo xam ne comme li ma ne am na parents yoo xam ne dañuy yar seen doom am na parents yoo xam ne ñoo yàq seen doom aussi parce que ñoom ñooy bëgg lu leen neex ñu fekk ci leen ci alors que ordinateur bi ñu leen di jox sax dañ leen a war a surveiller 24 heures sur 24. bu ñuy dem école ordinateur bi ci kër gi lañ ko war a bàyyi buñ ci amul soxla ci école ba ñoom ñu vérifier xool seen fichier yi ndax fichier école mi ngi ci walla nekku ci mais contrôle bi parfois dafay des aussi. génération bi neexuñu contrôler parce que comme tu l'as si bien dit. mën nañu am téléphone sax nekk ak moom ci biir kër gi te seen parents du ko yëg. mën nañu am téléphone nekk ak moom ci biir kër gi di fanaan ak seen yaay di fanaan ak seen papa di ci lijjanti seen ay soxla te seen parents du ko yëg foofu est-ce que contrôle mën na fa am. contrôle man nit kenn mënu ko contrôler mais comme ça ngay seetlu di bàyyi xel comme ñi nga xam ne am na parents yoo xam ne damay naan dañoo ragal seen doom carrément parce que ñemewuñ ko wax jox ma sa téléphone fii ubbil code bi jox ma wala sa téléphone bu mu am code sa téléphone dee ko bàyyi fii jox ma booy jàngi dee ko bàyyi fii parce que loolu boo ko xasee ba tàmmal loolu lay def magam aussi bu fa nekkee nga tàmmal ko loolu peut-être magam mën na am âge boo xam ne genre mën nga ko wóolu parce que am na parents yoo xam ne dañ lay wóolu ndax dañuy xam sa jikko au fond da ngay waxtaan ak ñoom en plus parents léegi yi duñu waxtaan ak seen doom yi carrément soo amee doom da ngay waxtaan ak moom. di ko surtout bu jigéen moom aussi ku jigéen ki aussi ku jigéen ki sax laay blâmer parce que moom moo war a ñëw ci yaayam di ko laaj sopp bay bëgg a dee nag. di ko laaj di waxtaan ak moom di ko poser ay questions bu ko defee ku yaayam danaan kii xel bi fan la toll. mais on reconnaît aussi que ni am na sujet yoo xamante ni am na yenn parents ak seen doom sujet tabou lay doon ci ñoom duñ ko mën a aborder face à ci seen kanamu yaay est-ce que loolu nekkul faute parent bi. faute parent bi laay wax parce que man déjà sujet tabou duma ko waxtaan ak sama yaay. te j'ai des copines yoo xam ne dañuy waxtaan ak seen yaay yoo xam ne nii man damay sax tiit dama naan yow lii ngay wax ak sa yaay mu ne ma sama yaay rek lii laay wax ak moom lii laay wax ak moom sa yaay bu ko defee daf lay wax si leen ça dépend parce que am na parents yoo xam ne aussi mën nañoo am kersa ci seen doom wala seen doom am kersa si ñoom. voilà comme ni ngeen ko gisee sànq ba léegi ñu ngi amal waxtaan boo xamante ne nii bu am solo la ci li nga xamante ne nii moo di mode ci li nga xamante ne nii moo di entrepreneuriat mais mu ngi ci li nga xamante ne nii mu ngi ci rôle bi nga xamante ne nii jigéen war na ko am ci biir société ou même une femme ñu dellu si waat ci li nga xamante ne nii nag moo di mode nga xamante ne nii ñun loolu moo ñu ñor bu bëree vraiment gisewu ko nii nit ki mën na bañ a muuru ba pare mu sol lu yiw. waa comme ni ma ko doon waxee sànq rek tenue yi may jaay genre man damay muuru mais ku dul muuru aussi mën na ko sol parce que am na ñoo xam ne bëgguñu sol loo xam ne nii dafa gàtt wala loo xam ne nii dafay tàppe seen yaram de trop. donc yow daal da ngay jaay mais jaayaloo ñi nga xamante ne nii ñu ngi muuru rek donte ñi nga xam ne ñu ngi muuru ñoo ci ëpp li nga xamante ne nii moom la ñuy utiliser. non jaayalu ma ñuy muuru kese ñi dul muuru mën nañ ko sol parce que ñoom aussi dañoo bëgg lu baax dañoo bëgg lu rafet te li may jaay vraiment que dafa rafet.
non comprendre nañ parce que gisoo kenn kuy jaay ba pare ne li may jaay dafa ñaaw mais j'avoue que ne que ni ngay jaay dafa rafet non seulement rafet na ba pare mais yiw na te tenue la yoo xamante ne nii mën na dem fu nekk mën na dem ci bépp xeetu cérémonie mën na dem ci mariage mën na dem ci baptême mën na dem tamit dem liggéey parce que fépp fooy mën ci dem rek surtout jigéen da nga war a nekk koo xamante ne nii ku présentable nga donte l'habit ne fait pas le moine mais nit ñi bu ñu gisee li nga sol rek amaana mën nañ la cee naw lu baax a baax a baax a baax lan ngay conseil ñi nga xamante ne nii dañuy bëgg muuru mais amuñu fit bi. dama leen di conseil que ñu jege koo xam ne nii par exemple mu ngi ci daal mu ngi muuru mu ngi ci côté boobu noonu parce que genre boo bëggee def dara da ngay jege ki nga xam ne mi ngi ci loolu. bu ko defee kooku dina lay encourager chaque jour di la may fit di la wax que lii dafa rafet su gisee lu rafet que loo xam ne pour ibaadu la dana la xoolal lii moo génn léegi ibaadu yi dañoo fashion de léegi dañuy am seen boutique yoo xam ne soo duggee habillement hijab kese nga fay gis comme par exemple avant nit yi. farataaluñu woon loolu daal. amul woon ab boutique yoo xam ne affaire de hijab kese lay am. lan moo nekk sa projet dans le futur dans le mode bien sûr. mode bi bëgg naa ci avancer trop sax parce que maa ngi ciy développer ndànk comme ni ma la ko waxee woon ci début bi. sama mag moom mooy ñaw ma ko daan andil ay clientes parce que su ma solee dara ñu ne ma dafa rafet affaire yooyu noonu man ak sama bari wax ak sama waane man leen kaay sama mag a koy ñaw. kaay mu ñawal la ak yooyu noonu léegi ci noonu ma ni pourquoi pas man tamit may dem ci marché bi jënd tissu dem ñu ñawal ma créer sama benn modèle wala ma gis modèle yokk ci leneen modifier ko jox kenn mu sol ñu photo ko neneen ñi apprécier jënd loolu moo tax. d'accord kon yow da ngay dem uti tissu joxe ñu ñawal la mën a goo ñaw. non mënuma ñëw nag mais xam naa si dara parce que yàgg naa dem di fawantu atelier ak yooyu noonu. loolu moo tax tissu yi sama mag bi bu daan jënd tissu sax parfois daf may woo ànd ak man wala sama yenn copine bu ñuy jënd tissu dañ may woo ne ma kaay gunge ma jënd tissu wala jox ma seen xaalis si boppam ne ma jëndal ma tissu wóolu ma si bay bëgg a dee. ma ne pourquoi pas tamit man confiance boobu ñu ma jox ma jéem ko saisir parce que nit su la wóoloo si dara. pas yow yaa définir sa bopp mais nit moo lay définir may la fit nga mën a dem ci loolu noonu. donc yow dans l'avenir bëgg nga ubbi benn complexe boo xamante ni nii vraiment hijab lay tudd yére hijab kese lañ fay jaay mais da nga nar a jël ñoo xamante ne nii ñoo leen ñawal da nga leen nar exploiter. du ma ne exploiter parce que genre man dama doon jàng loolu moo tax amoo woon possibilité pour jàng ñaw. mais mën naa nekk nii di commencer di jàng tuuti mais mën naa dem ba benn instant ma ubbi sama boutique incha allah maa ngi koy ñaan yàlla bu baax sax. te yàlla ko yàlla may. amiin ma ubbi boutique bi jël koo xam ne nii peut-être amul boutique wala dara amul atelier couture ma liggéey ak moom dafay doon liggéey ñun ñaar rek dañuy seddoo. collaboration waaw. parce que moom tamit duma ko forcer ci dara day xool li ko arrangé mu def ko man tamit li ma arrangé ma def ko par exemple man maa jël sama boutique defal ko ba mu rafet jënd samay tissu teg moom ñaw ko sela si am ak defal lii mu def lii dafa mel ni que da nga jël sa employé di ko fay dafa nar a mel ni da nga jël sa employé di ko fay comme elle l'a si bien dit mais loolu mën na jàpp ci li nga xamante ne nii moo di ay création d'emploi parce que yow peut-être yàlla mel na la moyen boo xam ne ubbi nga boutique am nga un peu d'inspiration dans le mode mën nga créer moom mu di la ñawal benn genre collaboration la nar a doon sa diggante ak ñoom souvent da ngay gis koo xamante ne nii dafay sol yére hijab bu rafet mais amaana daal yam koy booleel moo nekkul wala amaana maquillage ba mu koy booleel moo adéquat wul ak tenue bi nga xamante ne nii moom la sol gisoo que ni tenue balaa nga ko sol war nga xool ban genre maquillage moo ànd ak moom. loolu peut-être si mode bi la bokk carrément sax mais comme man maa ngi ci benn lancé bi mën naa def samay recherche ma xool que nan nga war a solee yére bi ak yére bi peut-être man à travers mes statuts ak yooyu noonu dinaa expliquer dinaa def ay vidéo di wax que soo solee lii nga ko war a def ak laa bien vrai que xamoo bu baax mais dafa fekk nga def benn recherche ne lii kat soo ko boolee ak lii dina nice ak loolu wala nga dugal par exemple benn yére wala benn photo wala dara nga ni nga laajte carrément sa statut nga laajte nit yi lii lan la war a mën a àndal nga xool proposition yi nan lay demee comme ça nga jël loolu nga développé ko nga xool nga proposer dara nit yi mën a xam aussi parce que nit bul rëy
boo mënee sax da ngay laajte boo mënul aussi da ngay laajte am na ñoo xam ne balaa ñuy sol dara dañuy laaj seen waa kër li ma sol rafet na correct na normal na ñun la waa nga dem mais solu rek dem sa yoon noonu je suis pas d'accord dëgg la war nga am benn confiance en soi boo xam ne nii moom moo war a nekk ci yow kon loo sol da nga war a wax lii li ma sol dafa rafet carrément mais bu mu la teree nga laajte aussi xëy na bu ma la laajee di nga ne ma defaral lii wala def ci lii boo defoon lii dina baax. c'est ça. dañuy gis ñi nga xamante ni ñu bëri ñi nga xamante ne dañuy copier solu jàmbur. alors que sol bi kooku sol adéquat wul ak seen morphologie. loolu bari na mais da ngay essayer man su ma gisee lu ma neex par exemple man su ma gisee lu ma neex su ma xamee ni parfois di nga gis dara nga xam ne lii kat su ma ko solee du ma jàpp yow yaay xam da ngay xool. mais doo ñëw rek nga ëppal si nga ne kii kat li mu sol dafa rafet xam essayé ndax dina ma jàpp mais balaa ngay essayé da ngay xool ne lii est-ce que dina ma jàpp et tout nga xool sa xel lu mu la may soo defee mu échec nga xam dafa échec nga xool leneen par exemple mën nga dem ba tàmm benn habillement boo xam ne dina la neex di nga xam ne lii bu ma ko solee dina ma jàpp dama jàpp c'est ça. Très chers téléspectateurs de Lenji Mode TV, notre émission tire à sa fin mais man nag xam ngeen ma dama bëgg du ma amee invité dama koy bëgg di roube balaa ma wàcc kaw plateau bi ki ma invité tey nag xam naa ne dina neex a roube parce que moom elle est trop timide et j'adore ça vraiment ñu gis que ni temps yi dafa am benn tendance bu xew boo xamante ne nii les filles dañuy gis que ni ñëpp dañuy bëgg nekk deuxième femme di wujje vraiment yow est-ce que ñeme nga wujje. ragaloo ko nag vraiment parce que man ñi ma xam dëgg ku ci mel ni madame Diop AMC moom ñaareel la moom dañ daan toog di waxtaan affaire de ñaareel laa bëgg dama ne ko loolu dama ko daan encouragé dara nekk si sa bëgg-bëgg la dañ la see war a encouragé carrément bañu ma ko soo amee jëkkër bu baax wujj bu baax pourquoi pas tamit. yaa ngi koy wax yaa ngi ree mais ñi koy wax nag bëri na bañu ma ko mais nag yàlla baax na daal yàlla baax na lan mooy ce mot de la fin. di kontaan ci émission bi bu baax parce que tamit toog nit proposé la dara nga ñëw waxtaan ak moom parce que man mënuma wax déjà mais genre waxtaan bi neex na ba nga xam ne dalay motiver pour nga nekk di wax li nekk sa xel nga génne ko carrément kontaan naa di leen remercier bu baax. di remercier aussi NJ sama nit bu baax la di remercier sama cliente yu baax yi sama xarit yi sama famille. sama grande sœur boobu Gamou Diakhaté baax si man loolu di ma jàppale si lépp. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je n'ose pas boucler cette émission sans pour autant remercier l'équipe technique qui était derrière les caméras, de remercier Rachid Kama, Morsek, Aïcha, Tako ak Adja. Di leen jox rendez-vous la semaine prochaine ci seen beneen émission Style de vie. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez surtout pas de rester scotché sur les programmes de la Sen 24 TV. Bye bye, à la prochaine.